rahmatullah. Cheikh Thioro Mbacké coordonnateur Pastef Touba maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen di leen baal àq di leen jox seen wàccuwaay ñi fi teew ñëpp. ñi fi teew ñëpp surtout ñu bokk ci opposant bi lii day wan ne Sénégal ba léegi am na lu mu dese ndax tey jii lii defuñ ko xeexu Pastef ndax bu amee képp ku bokk ci opposant bi dëkk fii ci département bi woo nga ma téléphone ne ma sëñ Cheikh lan ngeen di xaar man leen incha allahu rabbi dina am lu ñu waajal buñ ci eggee day leen ko yëgal bi ñu ko yëgalee ñoom ñëpp ñëw nañ fi waa PDS ñi ngi teew waa Khalifa Sall ñi ngi teew waa Teranga Sénégal ñi ngi teew Massamba Niass MPS ñi ngi teew kenn desul lii dee war ne département ba léegi fañ ko xamee woon muy opposant bi ñoo ko moom ba léegi tout le temps day gën a confirmer xeex buñ mën a it opposant bi ñoom ñoo ci jiitu kon nag ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm woote bi li ko waral ñëpp xam nañ ko ndax Sénégal moom day mel ne lu mel ni du fi guléet am na fi amate fi am fi waaye day mel ne bii mooy dernière fois bi te manifestation yi am fépp ci Sénégal wane na ko Macky Sall bu doon dafa am lu muy isin dafa mel ne lam doon isin échoué na ñuy xamal président Sonko rek ne lii wéetu ci tudd ci mas a wéet ndax Sénégal yëpp ñu ngi ci ginnaaw engagement bi mu wan Sénégal yi ak gore gi mu wan Sénégal yi wan nañ ko ne ko doo ñu gën a gore ndax xam naa ne démb bu ñu bëggoon a jël bakkanu bu ñu bëggoon a jëli Sonko moom xam naa ne bakkanam dina fa des ndax xam naa ne daloon Khadim Boussa dina ko dal te xam naa ne bakkanu Sénégal yu bëree dina ca des bi ñu amee renseignement yi noonu rekkiri nañ waaye day mel ne dañ naan jàmbaar dawul dafa wuti doole ñu ngi làqatu nag information yi ma jot a am waaye dañu xamal ne président Sonko comme ni ko Sénégal yëpp waxee patrimoine national du ko ñuy saax-saaxee li ñu defoon Khalifa Sall def ko Karim Wade def ko opposant bépp bu ñu ko defee président Sonko du jàll li tax du jàll mooy Sénégal yi am nañu expérience bi xam ne Macky Sall mi doonatul koo xamante ni dafa ñeme opposant pour war jàmmaar la moom benn la xam mooy ku ko opposé wu mu pare la pour làqatoo yoon pour daaneel la ñun respecté wuñu yoon du may respecté yoonu Sénégal bii ñu nekk Macky Sall nga xam da koy selfaañ képp koo xam ne da ngay loxos xaalis mu jàppale indi la ci wetam képp ko ne am na droit am troisième mandat mu teg la ci wetam képp ko def nu ko neex mu teg la ci wetam képp koo xam ne da nga ko opposé wu rek mu pare noonu la mën a def mu def la ko kon nag loolu dama ne la jàll ci affaire président Sonko bi te Sénégal yëpp war nañu ko kilifa diine yi nag ñu ngi leen interpellé encore une fois xam ne lii dee ak li nar a gaañu ci Sénégal yi seenu njaboot lañ Macky Sall moo ci gën a néewle te bu gisul lu mu xam day jël avion dem France comme ni ko yeneen président yi defe comme ni ko Blaise Compaoré defe ñeneen ak ñeneen defe ko kon nag tey jii duñ nangu Macky Sall mi nga xamante ni démb ba bëkki démb ay maam mosuñoo tekk dara ci réew mi tey jii mu bëgg a jël réew mi kidnappé leen lu ko neex mu def ko kilifa diine waruñoo seetaan loolu war nañoo wax ak moom te jamono toll na foo xamante ni ku artuwut di nga atte te dem bay atte nag dara jël ko ci kër àdduna ndax bakkani Sénégal yu bëri pare nañ pour joxe ko ci affaire président Sonko bi ndax du Sonko moo intéressé Sénégal yi mais li muy défendre cause bi muy défendre ñu sacrifié ci Sénégal yu bëri comme ni ko Mouhamed Ndiaye wax Omar Blondin Diop jaar na fi président Mamadou Dia jaar fi Cheikh Anta Diop jaar fi ñeneen ak ñeneen jaar fi waaw Moussa Sy di ñu ngi fàttali ko seen manifestation 93 bi Abdou Diouf rey ci mat 7 personnes ak yeneen yooyu yëpp nag affaire Sonko bi du jàll da nga xam ne daal Sénégal jot na mu jël li moom ñu xam ne président Sonko mi patrimoine national la amul kenn koo xamante mën ngaa ñëw imposé ko li nga bëgg mu jàll te jaral nañu lu mu ko jaral dina ko jaral Touba nag pare nañ ci côté yëpp lépp loo xamante ni président Sonko woote na ko ñun insha allahu rabbi waa Touba kenn duñu ca man démb manifestation bi amee kenn jiitu fa Touba am na ñoo xamante ni tey ji ña ngi ci prison Dakar yi dëkk Touba ñu ngi interpellé Macky Sall na bàyyi doomu jàmbur yi mu jàpp bëgg leen dugal ci kaso bi defuñ dara bu dee am nañu méritoo kaso mooy ñu nekk ci wetam tey ji mooy ñoom Mahmoud Saleh ak ñeneen ak ñi nga xam ne dañuy veillé nëbbuñ ko kenn ñooñu nekk ci wetam mu làq leen ñooñu ñoo méritoo kaso mais doomu jàmbur yi nga xam ne liggéey lañu xam daan doole na leen bàyyi nu mu gën a gaawee lu ko mooy nag dina amaat beneen problème boo xamante ni moo gën a féete kaw bi mu am côté gi ñun Sénégal yëpp ñoo ko gisandoo comme ni ñu ko defee Babacar Sarr ñun lañu la ko defee defe ko yeneen coordination yi nekk Sénégal yëpp di woo nit ay appel téléphone di leen jéem a xëbal xaw ma luñ ci jublu ñun nag li ñu la wax leer na convocation duñ ko wuyoo par téléphone képp koo xam ne daal ñun intéressé nañ la boo ñu yotee convocation dañ la wis loo ñu laaj dina ci tontu waaye daal ñu xam ne ñun duñ ñu xëbal suñuy maam bërki démb ak bërkaati démb bala gannaaw réy leen bala kanam moo leen rey kon nag ñun Macky Sall lu mu woote pare nañ pour wuyu si ko ci incha allah rabbi président Sonko daal li muy waaj ak li mu bëgg a def ñu ci suñu kanam nekkul suñu gannaaw ci suñu kanam la nekk bépp jéego bu ñu teg ñun xam nañ ko te dañ leen ci fekk si mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di tàmbalee ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha al Bachir xalif général di Mouride yàlla na fi yàgg te wér yàlla fiqaaw fanam te woyofal ko naam di nuyu mboolem kilifa yi diine yi suñu kilifa yi ci dëkk bi te ñuy dégg di leen siyaare kenn ku ci nekk ci foo mën a nekk. léegi li nga xam ni moo ñu fi dajale mooy dafa am loo xam ne Sénégal dañ ko commencé dañ koy dund démb ñu nekk ci victime muy ci Karim Wade ñu jël exilé ñëw ci Khalifa Sall ñu jël exilé Ousmane Sonko ñu ne du ci dal léegi Macky lan la bëgg
gouverner un pays démocratique sans opposition loolu du am te nag kilifa yi diine yi ñun de doxaluñu dara jiital leen ci ab yar ak i teggin ak taalibe lañ doxee suñu lépp waaye nag am nañ droit yëgal leen ni ku artuwul da nga àtte te nañ moytu nag souvent bu réew mi yëngatoo ñu ne tekk bañ cee wax ba bu ëllëgatee si biir buñ baree wax ñun yaa ba muy metti waxu leen woon te xel yaa ngi koy bëgg a daj nag kon nag ñun ñoo sañ a wax leen nañ wax Macky Sall ne ko na arrêté lii au-delà de jëmmi Sonko ça n'est plus une question politique lii question wu patriotisme la parce que mënuñu jël suñu ressources naturelles yépp ñu jël ko jébbal ko français yi jébbal ko tubaab yi Sénégalais yi dugg ci mbënn bi dem kenn waxu ci feebaru Covid bi di rey nit ñi waxoo ci ñu gis fi kilifa ko def ay déclaration ay milliards yu dul jeex coox la tàmbali jeex gu nga tàmbali xëy ñu wax ay waxu ay jigéen ak nangam ak nangam mais wax dëgg yàlla président Ousmane Sonko ku ne xam ne ne jigéen du problème am nañ wax leneen dañoo juum dañoo daanu ci njëlbeen nañ wax leneen kon nag dafa am ay wax bu feebaree nopp yu muy dëgg yu muy dugg ñoom moo war a wér ñuy alerter nag président Macky Sall xamal ko ne ko am réew kenn du ko yor ci ay caaxaan kenn du ko yor ci ay njuuj njaaj moom lii nga xamante ni doon tey ba mu fi toogee ba léegi élection yu mu fi toogee la ko fi dij xam nañ ko lu fi toogee rek xam nañ ko nag lu ko falit xam nañ ko lépp bépp lobby bu ne ci ginnaaw bi muy laaj réew mi rek xam nañ ñu ko jàppale moom xam nañ ñu fi toogee itam moo tax réew mi ni kàkk ci kanamam mu ne kenn du ma opposé loolu mënul nekk ñun nag duñu Pastef duñu ay militants ñun dëgg lañ fi nekkal donte am nañ suñuy parti yu ñuy militer mais dëgg moo ñu yëkkati injustice dañ koy bëgg injustice day bëgg a yàgg ci biir réew mi képp ku ànd ak moom jàpp nañ fi ay loxoskati xaalis anañu bàyyi nañ la ñu dem jàpp nañ fi ay nit ñoo xamante ne lu raw loolu lañ def ci kër lu toj bu nekk waa këram mu ko def mu fàtt leen ba ni moom am na yoo xam ne maa ci teg sama conco Ousmane Sonko di militer nit ñi bëgg ko dem élection Ousmane Sonko du n'importe qui ah Ousmane Sonko dafa dem ay élection def fi loo xam ne c'est une première fois dans l'histoire créé parti ñu dàq Ousmane Sonko dañ koy raje bërki dem mu nekk impôt Ousmane Sonko du Ousmane Sonko boobu moom Ousmane Sonko bête noire am na ko baax saa yu koy gën a daaneel moom mooy dugg ci kambo gi moom Macky Sall na bàyyi Ousmane Sonko mii Ousmane Sonko yow demal nga li ñuy xaar ci yow Macky Sall mooy Covid 19 bii ak lu Sénégalais yi lekk ak lu ñu naan ak lu wàññi sunu courant bi loolu la ñuy xaar ci yow ah kenn yarloo wala dégg nga dañ laa yoral réew mi te bàyyi amalgame yi ñuy indil te Ousmane Sonko nga bàyyi ko ma dem opposé wu soo amee doole joo xam ne sa justice bii nga yaakaar nag yaakaar ne à chaque fois yow pourquoi Macky Sall ana ngor ana dignité ana dëgër pourquoi à chaque fois yow sa adversaire politique xamoo nga daje moom ci terrain politique bi xeex ak moom politiquement yow justice rek nga xalaat woo nañ diw woo na ko rek jàpp nañ tëj ci kaso bi woo nañ diw woo nañ ko rek jàpp nañ exilé nañ ko ah bii du yomboon lu leer laa la wax loolu nag lañ ciy am liñ ciy tëjee nag mooy wax kilifa yi diine yi ne leen seen kaddu bu tolloo fii day baax nit ñi di ko dégg ndax nit ñoom lañ jiital ñoom lañ yaakaar te ki la jiital yaakaar nag bu waxtu jotee da nga ko war a waxal bu waxtu jëf jotee da nga ko war a jëfal waaye bu ki la yaakaar jox la boppam waxtu jëf jotaloo ko waxtu waxaloo ko ba bés bu seddee bu ñëwee boo ko wax itam bu la ko waxut daa am lu mu ruuse waaye am lu muy xalaat loolu nag bëggaluñ ko suñuy kilifa noonu moo tax ñu yëkkati ci suñu kàddu tey ñëw ma fi pour politique dama ñëw au delà jëm Ousmane Sonko as gor la ab jullit la projet bi mu porté mën naa nekk njariñu Sénégal bu fekkee da ngay liggéeyal réew mi nekkul na rek boo koo àndalul déedéet Ousmane Sonko li mu baax le daf ko baax le nañ ko nangu loolu njariñu Sénégal la li keneen nangu baax le ñu nangu ko njariñu Sénégal la bu fekkee defar moo ñu yëkkati loolu la ñu bëgg mu leer ci boppam naññ ñu ngi déglu nag coordination Pastef bi nekk biir Touba ci li nga xam ne moom ngeen nar duñu leen bàyyi parce que Touba la te ñun xam yàgg nañ ci terrain politique bi te xam nañ ñu ko gérer waaw sacrifice yi ñuy sacrifier doomu aadama yi ca Thomas Sankara dafa war a jeex boo nekkee opposition booy dox yaa ngi gestu amoo droit naani café amoo droit dem ci piscine bi sangu ji lu nekk problème parce que ci opposition bi nga nekk te yow sa waa kër di taf ay toj guddeeg bëccëg couvre-feu boo tëralee nit ñi ñu ngi ci mbedd mi taxawaalu nga teg ko fan kumba am ndey kumba amul ndey ban askan nga mos a gis ci këru àddina ki yonente yi yàlla mos a yónni ci kaw suuf yonente yi ñëw ànd ak buur ya bàyyi askan bi mosul am mosoo gis ab yonente bu ñëw te lii day bëgg a yàgg ba ci imaam kilifa yi diine yi imaam ndaw jot na ci wàllam barki démb te ku yaakaar ne du la laal mën na laa laal wala mu laal sa njaboot wala mu laal sa taalibe kon nag jóg jot na wasalaam. mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp man nag Mame Mor Sarr lañ may wax ma yor kàddu tey jii ndaw yi nga xam ne ñoo féete ci opposition bi dëkk Touba li tax ñu teew fii nag bëriwul loo xam ne askan wi yëpp ñoo ko xam muy lii nga xam ne moom lañ nar a teg Ousmane Sonko
ndax dañ koo dund ci Karim Wade mu jàll, ñu dund ko ci Khalifa Sall mu jàll. tey jii buñ ne convoqué nañu Ousmane Sonko buñ toogee bàyyi justice mu doxal rek la xewoon démb xew bërki démb mooy xewaat. moo tax nag ñun ñëpp ñu booloo doon benn say, ndax ku wax Touba xam ne opposition moo fépp doole, ku wax Touba xam ne ñi fi ànd ak Macky Sall dañ leen di wàññi bëriwul. kon donc moo tax ñu daje fii. lii nag phase bu njëkk bi la, ñoo ngi waxtaan suñu biir di peaufiner ay stratégie. buñ ca tollee dinañ def lañ war a def. état buñ toll am na taxawaay buñ ca war a taxaw. ñoo ngi woo ñëpp nag, rawatina ki jiite dëkk bi muy le khalife général des mourides, ndax Macky Sall yàq réew mi la bëgg. ci tànk yooyu la taxaw ñëpp xam nañ ko. comme réew mi moom bëggul mu am opposant, comme ni ko le président Sonko waxee bëggul mu am opposition, ñun nag dañuy taxaw ne dañu am opposition. ndax réew mi jàpp nañ ne bañ koy fal ci démocratie lañ ko fale woon, waaye faluñu ko ci ngir moo fi gën ndey wala moo fi gën baay. réew mi ñëpp a ci yam. démocratie moom la ñuy woote, moom na respecté démocratie bu bëggee réew mi am jàmm. moom nag dañ koy jël en témoin ci histoire. bu réew mi yàqoo na xam ne moom moo ko yàq. tey jii ñëpp xam nañ ne même xale yu ndaw yi jàng école sax xam nañ ne du Adji Sarr mais Macky Sall la. Macky Sall moo nar a yàq Sonko, moo nar a réduire expression, moo nar a réduire opposition bi comme ni ñu ko waxee woon ci kàllaama boobu. kon nag ñun dañuy déterminer encore suudewu di continuer suñu stratégie. xam nañ li ñu war a def, yàgg nañ ci terrain politique bi, te lu jot rek incha allah xam nañ lañ cay taxawee. kon ñoo ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Pastef ci courage bi ñu àndal, di encourager le président Ousmane Sonko, di gërëm ñi ñu àndal ñëpp mooy les jeunes de l'opposition yi yëpp. jërë ngeen jëf.
Vous savez, ça c'est une méthode qu'on peut garder en secret. Mais quand même que le régime sache que nous avons notre recette, comme on le dit, et nous le gardons secret. Si une fois le président Sonko est touché, on entendra Touba. Il y a aussi la présence de l'opposition. Non, Vous avez invité ceux qui veulent dire quoi? Non, ils sont... Voilà, donc je dis que nos amis opposition sont avec nous. Leur soutien qu'ils nous apportent est un soutien sans faille. Et nous les remercions. Et avec eux, nous sommes en train d'organiser la riposte. Cette riposte-là que vous ignorez et qui sera une riposte vraiment redoutable, que tout le monde le chasse. Voilà. De sources avérées, vous avez été convoqué. Quelles ont été les raisons? Non, on ignore les raisons. J'ai été convoqué, le coordonnateur aussi a été convoqué. On ignore. Je pense qu'ils sont en train, ils savent le fait que Touba est un épicentre. L'importance de la ville de Touba, eux ils le savent. Et ils savent que si une fois la ville de Touba bouge, la situation va changer. Maintenant, donc, ça c'est de l'intimidation, nous comprenons. Mais nous aussi, on n'a pas peur de ces intimidations-là. En tout cas, qu'ils sachent que quand ils toucheront le président Sonko, ils entendront Pastef Touba. Et vos camarades incarcérés? Non, pour le moment encore, le coordonnateur et l'ensemble du bureau exécutif sont en train de s'organiser pour voir comment on va essayer de les sortir d'affaires.